asalaamaaleykum di leen nuyu yéen ñëpp seen tur seen tur di leen ziar di leen balaax ginnaaw bañ leen baale wax waaw man dama bëggoon waxtaan ak jëpp ndaxte suñu réew muy Sénégal toll na fenn foo xam ne kenn ku nekk war nga def benn participation bi si li nga xam ne moom mooy suqal suñu réew mooy defar suñu réew yóbbu ko si kanam. yàlla def na ne ñun dëkk ñi gëm nañu ndaxte y'a plus de 95% yoo xam ne jullit lañu ak ay chrétien donc réew moomu war na mun a taxaw war naa mun a fagaru ba yenn problème yi duñ fa am li may lancé nag maanaam ay thème la yoo xam ne dañ si war a discuter ay proposition la yoo xam ne dañ ci war a discuter yoo xam ne même Macky Sall mi fa nekk actuellement comme moom moo fiy toogaat war a toog fi intéressé wu li ñu intéressé mooy ku ñëw am fenn benn base boo xam ne war nga si mun a taxaw liggéey Sénégal léegi nag problème bi mooy que ne il y a trop de problèmes au Sénégal si wàllu santé si wàllu éducation si wàllu sécurité si wàllu ndox si wàllu électricité si wàllu communication si wàllu route si wàllu train si wàllu avion si wàllu maanaam problème yi daal kenn mënu kaa lim léegi nag nañu commencé si commencement bi mooy lan justice Serigne Cheikh nee na dëkk boo amul justice doo dem kanam te comme européens yi seen dëkk yi dafa am ñoom nu ñu organiser woo ba nga xam ne justice bi dafa indépendante mun na dem enquête ci kenn ku ne te def ko d'une manière impartiale maanaam mu dëgg doomu loolu est-ce que am na Sénégal réponse bi kenn ku nekk mun na joxe réponse am mais bëgg naa ñu wax ci loolu. Deuxième chose mooy lan mooy pour kenn ku nekk ci ñun ndeyu problème mu Sénégal yi maanaam Sénégal comme ni mu ko waxee sànq bari na ay problème mais ci problème yooyu yëpp ban mooy ci ndey problème yi nga xam ne kooku suñ ko attaqué yaakaar nañu ne ñu ngi ci yoon bu baax ci kanam lañu jëm à part justice bi man je vois que ne Macky Sall mi fi nekk Abdou Diouf mi fi nekkoon Abdoulaye Wade mi fi nekkoon ñoom ñëpp li leen intéressé woon c'était plus nan lay def ñu fal ma sama deuxième mandat nan lay def ba toogaat que defar réew mi surtout parce que dañuy waxante dëgg ki nga xam ne dañ ko fal 5 ans wala ñu fal ko 7 ans wala ñu fal ko 4 ans bu ñëwee la première chose qu'il fait mooy que ne day xool kii fi jóge lan la fi bàyyi donc dina def audit dina xool këram lan lañ fi bàyyi comme dépense lan lañ fi bàyyi comme facture yu ñu fayu lan lañ fi bàyyi lan lañ fi bàyyi donc il faut nga def audit xam réew mi ñaata la yor ci alal ñii fi liggéey lan lañu liggéey fan lañu toll ñaata lañ ci dugal lan moo ci des lan moo ci desul fu mu jaar fu mu dugg donc di nga def audit pour xam fan ngay teg sa tànk boo paree yow projet yi nga amoon tax sénégalais yi fal la il faut nga def étude de faisabilité il faut nga def étude du terrain bi pour xam ne lan nga yor boo ko xamee xam li nga bëgg a def boo ko xamee xam foo war a jaar boo ko xamee xam ñaataa si war a dugg boo ko xamee xam foo koy jëlee donc problème bi loolu la kooku tamit da ngay jël ay nit yoo xam ne dañu bokk sa ay organisation ñooñu ñoo loo koy defal nga fay leen
plus sa nit ci nga wóolu ñoom ñoo siy dugg ba nga xam ne lii bi ma siy dugg lii moo fi nekk fii laa bëgg a jëm lii laa siy dépensé ñaata temps la may jël loolu tamit ça prend des années ça prend 1 an 2 ans entre 1 an et 2 ans boo paree si loolu tamit nga dem xool xayma nga ba am xam ñaata nga war a dépenser léegi il faut nga xool fan ngay jëlee xaalis boobu ñun du ay réew comme ni ñu ko waxee en développement la dañ ko programme dañ koy rafetal la donc fan laa jëlee xaalis boobu mooy que ne damay jóg dem si sama dëkkandoo yi dem si samay am di jàmm dem si samay xarit yi dem si organisation yi nga xam ne moo nekk si monde bi dem won leen li mu bëgg a def ñaan leen xaalis ñaan leen participation lépp xaalis pour mun a def projet yooyu ñooñu nag da nga organiser ay conférence di nga organiser ay lu la neex pour façon boo ko mën di tuddee pour wut xaalis di nga voyager dem si dëkk yooyu le temps que ngay ficeler li nga xam ne war na mun a tax nga commencer say projet fekk sa mandat ngi bëgg a jeex projet yi doo commencer donc tu te dis que ne kii ñëw su ñëwee day continuer samay projet donc man loolu daal bëgguma ko li ma bëgg mooy ñu joxal ma beneen mandat ma mun a yeggal samay projet inauguré ko réew mi xam ne lii laa fi def gis nga xalaat boobu mooy tax problème yu bari ñu am ko au niveau du Sénégal au niveau de l'Afrique mais plus précisément je parle au niveau du Sénégal parce que fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa defee son formation fa laa defee lépp kii xalaat loolu su waree def lenn kenn koo xam ne jàdd na yoon mu war ko tëj war ko juger dugal ko prison wa koo xam ne rey na nit koo xam ne def na accident de la circulation amul sax assurance amul dara visite technique am jaarul yoon su ñu intervenir ñu ne kat moo intervenir diw moo intervenir mais kooku moom kooku moom li mu bëgg war nañ ko defaral ndaxte bari na nit ginnaawam parce que yaa ngi xalaat suba ñu dem élection ñu fal la te yaakaar nga ne kooku war na bokk ak ñi mu àndal si ñi la war a fal yaa ngi xalaat élection yi suba nga mun a jël ñenn ñi dugal leen foo xam ne amuñu sax compétence yi mais comme am nañ nit ñu nekk seen ginnaaw il faut nga dugal leen fenn donc nga dugal leen poste boo xam ne mënuñu ko gérer xamuñu nuñ koy gérer seen jàngo yeggul foofu donc xam nga kooku du fa def dara mais yow ça ne t'intéresse pas ce qui t'intéresse mooy sa deuxième mandat. Attention, je ne parle pas de Macky Sall, je parle en général li ma gis ci sama réew donc pour man li ñu war a njëkk a dindi mooy ñaari mandat. Nous en Afrique nous ne sommes pas encore capables surtout au Sénégal politiquement di def ñaari mandat nañ def benn mandat di épargner ci élection yi parce que élection bu ñëw campagne électorale télévision yi ngay jënd def ko mettre ko à la disposition des candidats yu dul jeex ñi nga xam ne peut-être nañ di rembourser seen xaalis nu mu tuddati pendant kii yi carte yi nga xam ne moom la ñu war a voter effigie yi ñu ciy def ak yeneen ça te coûte des milliards élection yi ñëw ay milliards te xajoon na feneen ñu def benn mandat de 8 ans. Tu as le temps d'auditer, tu as le temps de faire tes études de faisabilité, tu as le temps nga wut financement, tu as le temps d'ériger tes projets, tu as le temps d'inaugurer tes projets nga abal nit ñi keneen ñëw nekk sa place il fera le même parcours léegi nag nit ñi dañuy jóg pour jéem a liggéey ndax seen tour des Sénégal mais pas pour liggéey pour ñu fal leen deuxième mandat benn mandat doy na pour benn nit sama xalaat laa wax suñ ko dindee man xalaatutuma sama ñaari mandat donc du ma jéem a favoriser kenn kii gën a compétent même su fekkee ne bokkul sama parti dinaa ko mu ñëw liggéey ak man parce que li ma ñor mooy réew mi man daal xalaat boobu laa xaw ma ndax am ngeen ko xamul ndax amul leen ko
mais comme ni mu leen ko waxee discussion la bu ma sànni boo xam ne ñépp si am seen xalaat muy jigéen muy góor muy xale muy ndaw muy képp koo xam ne yaa ngi vivre au Sénégal même boo nekkul Sénégalais même képp koo xam ne yaa ngi nekk à l'étranger di fa liggéey ñëpp xalaat maanaam kenn ku nekk ku am xalaat nga dugal ko si. beneen bi mooy am nañu sëriñ ñi Sénégal am nañu nu mu tuddati njiitu chrétien yi Sénégal ñoo xam ne y a un monde derrière eux ñoo xam ne dañ leen di déglu lu ñu wax donc si wàllu éduquer laay wax sénégalais yi ñooñu dañ leen war a seeti. Macky Sall bi ngay fal du parti boo ko fal mais Sénégal bi yëpp a ko fal. Abdoulaye Wade bi ngay fal du parti moo ko fal Sénégal gi yëpp a ko fal parce que dañoo dem deuxième tour te deuxième tour seen premier tour bi wane nañu seen doole foofu la ñu yem su ñeneen ñëpp àndul woon kenn du leen fal donc ñoom foofu la ñu waroon déparé jéem a bu ñu faloo jël ñëpp uuf leen jéem a xool nan la ñuy yokkee Sénégal dañuy dem ci sëñ si dañuy dem ñaani pour am ay vote donc suñu jëli benn thème bi lan la mooy que ne képp koo xamane ne yaa ngi biir Sénégal njaga njaay yaa ngi daw car yaa rapide yaa ngi daw léegi bareetu bus yaa ngi daw taxi yaa ngi daw ñu éduquer leen que bu ñu ñëwee en fonction ñi ngeen ñëwee nga rangee noonu taxaw su car ñëwee ñu dugg su feesee boo yégee gis ne fees na nga wàcc nga bañ a taxaw bu ñu demee loolu jël par exemple un exemple rek laa joxe dem si sëriñ si wax ak ñoom dem si abbé yi wax ak ñoom ne leen di leen jox temps d'antenne boo xam ne 15 minutes la pendant une semaine par jour télévision yi yëpp rajo yi yëpp synchronisé wu si même heure bi message bi jàll si même heure bi ñu dem si sëriñu murit bi wax ko sëriñu tijaan bi sëriñu cene bi sëriñu yoof bi sëriñu kii bi abbé beek yëpp ñoom ñëpp ñu jël 6 mois yoo xam ne ils ne font que ce que dit la religion defuñu lu dul li nga xam ne moom la yàlla wax sa yonent bi santaanu ko xutbul watari minal iman donc gëm yàlla bëgg sa dëkk si gëm yàlla la bokk donc ba loolu jëf a koy taxawee boo ñëwee wax ak ñoom ñu wax li yàlla wax li yonent bi wax joxe ay exemple yu baax wax ñii leen gëm kenn ne bëggatuñu gisati loolu biir Sénégal minute la ñu dindi ko kon di nga dem romb gis bus arrêt bus yi gis njaganjaay yi ñëpp taxaw rang suñu duggee xool gis ne mu fees ñu wàcc su kooku wàccul tamit ñi fa toog si biir ñoo fa ëpp ñi nga xam ne ñoo gëm sëriñ ñi ñoo gëm ñeneen ñi dañ la wàccal te di nga wàcc donc ressource lañu il faut que nga dem wax ak ñoom yëg leen mais pas su élection jege dañ leen di yëg avant non seulement yëg avant mais il faut que ñu participer à la vie de la nation en éduquant les Sénégalais il faut te loolu si président lay commencé mu créer police secrète boo xam ne day nekk si mbedd bi di contrôler yeneen policiers yi il faut que policiers yi ñu leen di fay lu doy ñu mën a def seen liggéey insécurité bi Sénégal léegi c'est trop sénégalais doonu woon reye léegi sénégalais day rey ni ginaar pour lan pour benn portable pour lan parce que bokkuñu parti politique pour lan parce que diw am na lii aw ma lii dem toj sa magasin li nga ko woon ñu mais ana sécurité bi amul dañuy wax dëgg amul tey boo amee problème sax nga accidenté si kii bi wala nga am benn problème xamoo ban numéro ngay woo soo jëlee fii en Europe ñëpp xam nañu numéro yi ñuy woo pour problème bu ne xam nañu numéro bu ñuy woo ay numéro yu simple la yoo xam ne ñetti chiffre lay doon même ba sa portable su amul dërëm boo ko bindee boo defee day dem mais policier bi daana balaa maa ñëw ñu ne amuñu essence il faut nga solo ñu essence non foofu dafa sori wala mais ana sécurité bi anam citoyen yi ñooy dee rek
donc il faut que ñu organiser wu yooyu am il faut que ñu organiser wu yooyu am gis nga su nit reyee nit te tey ko dañ kaa war a rey wane ko télévision mu nekk exemple pour ñëpp nit su demee violé jigéen wala dañ ko war a jël castré ko ba nga xam ne ko ngeen baal ma so affaire bi jógatul dootul taliti sax naan jigéen wala leneen ku wax na suma xale ku rey xale wala nga violé ko dañ la war a rey nit ku nekk da ngay def li nga xam ne moo gën ci sa réew sinon délinquance baa ngi yokk léegi dañuy agressé bëccëg dañuy agressé si oto yi dañuy agressé fu ne donc nit ñi il faut que ñu taxaw si loolu wax si loolu sinon Sénégal kenn xamul fu ñu jëm kenn xamul fu ñu jëm police secrète yi dañu leen war a créer ñuy dugg si car rapide yi du dugg si njaga ñaay yi du dugg fu ne suñu gisee ay corruption yi ñuy def ak yooyu ñu filmer ko jàpp ñooñu dàq leen ñu def fa ñeneen mais boo defee loolu wane ko télévision maa la wax ne na sa réew mi ngi commencé tegu si yoon bu baax li may wax nag dama wax li ma gëm mun naa jum su ma jumee ngeen baal ma xam ne defar rek moo ma tax a jóg li may wax ni divisé wu ma propagande ma def ma dara damaa bëgg rek képp koo xamane ne yaa ngi bëgg sa réew nga jóg wax si ngeen baal ma ba beneen vidéo